ni ngeen ko xamee yéen ñëpp dañu ko placé sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin deuxième cabinet bi ma ko placé sous mandat de dépôt lu tax ñu topp ko du ma si ñëw bañ a guddal naa bàyyi inspecteur bi suy def version française bi dina leen liiral vraiment dans les détails vraiment chef d'inculpation. Donc le 29 juin lañ ko placé sous mandat de dépôt pour Rebeuss moom nag ba mu yegsee ñu examiner ko mu waxtaan ak infirmier bi ñu kii ko xool situation ñu xam ne dafa feebar donc war na am prise en charge boo xam ne bu wut ak ñeneen ñi ci ëllëg si muy fanweeru fan ci weeru juin ak docteur Famara Seck ñu ne kii il faut que ñu wutal ko rendez-vous hôpital Le Dantec fu ñu dem xool ko parce que day koo xam ne li ñu gis ak lu mu ñu wax mënuñu ko jël en charge ci infirmerie ci le docteur bi wut rendez-vous hôpital Le Dantec mu am rendez-vous bi benn fan ci weeru juillet xam nga loolu du lu yomb man xam naa ko yéen ñi sax mu leen ko am nga ñëw tey suba nga laaj rendez-vous surtout ci spécialité ñu accordé la ko loolu lay wan rek farlu ñun bu ñu am su suñu gestion ñu dénk waaw ñëw na tey gis nañ ne yaram bi sutante na ëllëg si ñu wutul ko rendez-vous hôpital de Dantec sutante bi nag da ko indaale parce que ñi nga dossier médical nag xam nga nekk c'est secret donc duma ci mën a dugg yoon mayu ma ko mais rek ci misaal gis nga lii benn bulletin d'analyse de en tout cas hôpital 2021 mi ngi nii bu 2021 donc feebar moom peut-être que ñëpp mënuñ ko bañ a yëg mais kenn du ko laam-laamee parce que day doo xam ne du ko indaale donc ba ñu amee rendez-vous bi le premier mu dem consultation ci hôpital Aristide Le Dantec consultation spécialité parce que suñu docteur bi am na spécialité am mais feebar bu Pape Modou am du spécialité am moo tax da koy orienté ci koo xam ne xam-xamam médecin bi recevoir ko examiner ko médecin bu ko recevoir examiner ko nekkul administration pénitentiaire man mii sax xaw ma ko musuma ko gis spécialiste la mu defal ko billet d'hospitalisation bii comme nu mu la ko waxee bul photo comme nu mu la ko waxee dossier médical la waruma ko mën a partager mais dama leen koy wan nii rek au moins ngeen gis ko ba mu ko examiner xool ko ne kii ak jàngoro bu mu am na toog pavillon spécial mi ngi nii da ko bind noir sur blanc na toog pavillon spécial parce que pour mu mun ko gën a mën a gérer mayu ko sax mu dem Rebeuss parce que Rebeuss am nañ fa infirmerie am na ñoo xam ne feebar nañ mais foofu lañ leen di seetee donc ci lañ ko bàyyi pavillon spécial nag hôpital Le Dantec la pavillon hôpital la mais kaso la donc da ngay gis ne bërëb boobu dafa am un statut particulier te ñu fa nekk tamit naam ay détenus lañ mais nag dañu feebar juróom-ñeent dem fukki fan ci weer bi ñu nekk lañ ma woo ne ma Pape Modou Seck dem na
maanaam def na ay pexem ba génn kaso bi loolu nag mooy dëgg bi def na ay pexem diggante le 9 le 10 juróom-ñeent jëm fukk fan ci weeru juillet def na ay pexem ba nax na ñu ko waroon saytu ba dem na loolu mooy lu am te loolu mooy dëgg bi te mooy lu wóor maintenant comme ni ñu ko xamee nit moom ku nekk yaa moom sa bopp ku nekk lu la neex nga xalaat lu la neex nga analyser lu la neex nga wax loolu kenn mënu ci dara mais ñun ñi tamit nga xam ne ñoo gént ñoo fa nekk suba ngoon di liggéey moom di fa liggéey xam nu mu demee noonu la demee évasion ba mu amee directeur bi fa nekk ak surveillant yi ñu fa nekk ñoom informé nañ seen patron koo xam ne kii mooy responsable juróom-ñetti kaso yu nekk Dakar yëpp moom mu wax ma ko man ma wax ko ku mu ko war a wax directeur bi comme lañ ko dénk juge du deuxième cabinet moo ko dénk wax na ko procureur loolu mooy lu njëkk loolu su weesoo mais ñu dem xool def constatation yu xool mais lii naka la mu nekkee parce que loo gis rek am na explication dem na waaw mais naka la def ba dem loolu ñu ngi ciy saytu am na éléments yoo xam ne am nañ ko mais loo gis rek balaa ngay wax appam dafa war a jot donc def nañ constatation bi officier de police judiciaire yëg nañ ko ubbi nañu enquête administrative parce que xam nga évasion su amee ñëpp a ci am parce que c'est un délit yow mii ñu dénk surveillance bi am na ay charges yoo xam ne mën na peser sa kaw parce que ak lu munti xaw négligence moom il faut mu topp la ak lu munti xew donc ubbi nañ ak enquête administrative on a pris des mesures jël nañ ay mesures conservatoires tout le temps ñu ne waaye lan ngeen def mais am na loo xam ne tamit suñu koy def mais day yem suñu biir am na loo xam ne dafa bokk biir administration pénitentiaire léegi nag mesures conservatoires yi ku nekk fu muy liggéeyee soo defee erreur wala nga juum wala nga def faute suñuy jël yenn daan yi sa kaw mais kenn du jël tama wala dem Facebook di ko fa def day loo xam ne dafay yem suñu biir li mu leen wax mooy jël nañ des mesures conservatoires également xam nga ne évasion fu mu amee day am enquête judiciaire day am enquête judiciaire boo xam ne tribunal moo koy saytu de ce fait que yéen mesures yu ñuy jël yëpp yu concerné agent administration pénitentiaire balaa ngeen yëg na rek am na lu ñu leen daan fekk ñu place leen mandat dépôt te mandat dépôt loolu c'est une action judiciaire maintenant ñun sur le plan disciplinaire on a pris des mesures yoo xam ne conservatoires pour vraiment yoo xam ne moo ñuy yóbbu ci fu dëgg bi nekk xam déjà kii dem lu mu def ba dem te tamit fexe ba lu ñu daloon dootuñu dalaat xam nga tam loolu tam mu am solo ci mbir dala su la daree da nga war a xam naka la demee pour nga mën a situer responsabilité yi ku def ak ku deful ak naka la ko defee mais également da def tout ba li la daloon bu mu la dalaat jàngat bu am solo la boo xam ne ñu ngi ci nekk enquête bi nag mi ngi dox ñu ngi ci kawam am nañ ay éléments mais motagul su matee ñun dinañ ci jël ay matuwaay ba tam xool naka la ñu koy yeggalee tamit parce que du lépp tamit la ñu war a communiquer parce que tamit ñun dañu nekk ci service boo xam ne
le caractère secret de la défense et de la sécurité tam dafa am solo ba mu amee tamit ci première waxtu yu jiitu yi def nañ lu naan avis de recherche et d'arrestation xam nga balaa nga def communiqué ay kii yooyu il faut nga def ko ba pare parce que soo defee communiqué day gaaw a tasaaroo te ñu war a taxaw pour baare ko ñu war a taxaw pour xool fu mu nekk dañ leen di jiitu donc loolu yëpp dañu ko def ba pare soog a def communiqué bi donc police ak gendarmerie yëpp yëg nañ ci waxtu yu njëkk yi que Pape Modou Seck génn na ci kaso bi daw na waaw génn na ci kaso bi daw na les recherches se poursuivent maanaam seet bi mi ngi continuer ñu ngi continuer di ko seet fu nekk waaw gisaguñu ko nag mais ñu ngi continuer di ko seet fu nekk ñun ñi nekk administration pénitentiaire war a yore kaaraangeem am nañ ci responsabilité c'est une faute matt di la suñu boor parce que nit waruñ la ko mun dénk mu dem ak nu munti demee donc ñun suñu part de responsabilité ci loolu dañu koy assumer waaw te luñ ci war a def lépp ba situer responsabilité yi benn ñaar li ñu dal du ñu dalaat dinañ ko def mais tamit lent am na kii dem am na responsabilité parce que moom moo choisir dem part de responsabilité am aussi da ko war a assumer moo tax ma koy ñaan fii li mu def juumte la na delloo ci xelam ñëwaat pour ñaari mbër bu njëkk bi mooy mu ñëwaat dellu ci faju parce que soo gisee ñëpp ko pavillon spécial te ñi nekk Rëbës kenn xamul seen lim ay ñaari julli lañ moom ñu jël ko fa mu def benn fan ñaareel bi ñu wutal ko rendez-vous spécialiste ñu gis ko ñu ne ko toogal fii ñu bàyyi ko mu toog foofu c'est parce que ñi ngi jéem a dab àq ak yelleefam te bëgg nañu mu faju donc na dellu si pour faju benn ñaareel bi na dellu si teggu tuuma je crois que loolu moo ëpp solo wax nañ ne def nga dara yow jàpp nga ne defoo ko mais ñëwal nga taxaw nga teggu tuuma leneen lu mu munti def affaire bi day gën a compliqué rek te amul solo c'est une perte de temps donc maa ngi koy ñaan mu dellu si faju teggi tuuma fi may daanelee également comme xam ngeen ne ñu ñëpp dañ koy wër damay ñaan aussi citoyen bi sénégalais yi vraiment ñu jàppale ñu ci waaw soo luy gisee également division bi dañ def une division large naam wax nañ ko police wax nañ ko gendarmerie mais ñun suñu compte Facebook def nañ ko ci parce que tam nit su rëccee da ngay def une division large avec sa photo du caagan ne dañ ko bëgg a humilier wala dañ ko bëgg mais du noonu la procédure loolu la nit soo ko bëggee gis da ngay envoyer recherche avis de recherche nga teg ko fépp foo xam ne nit mun na ko gis su ko gisee signal leen ko donc maa ngi ñaan vraiment sénégalais yi ñu jàppale ñu si parce que ñun si suñu liggéey dañ naan un évadé est un danger d'une façon générale xam nga nit su génnee kaso rëcc c'est un danger la pour boppam ak danger la pour population yi donc vraiment ñu jàppale ñu ku ci am information vraiment mu wax ñu moom it suñu déggee xam naa ne mu ngi ñuy dégg mu delloo ci xelam ñëw lu ci njëkk mooy faju parce que détenu yu ñu nekk pavillon spécial naam ay détenu la mais malade bi
malade bi moo ëpp détenu bi waaw parce que xam nga feebar rek am yenn feebar yi daanaka kaso la waaw soo jógee su la nga nekkaat kaso dafa mel ne nekk nga kaso ñaari yoon ce qui fait que traitement bu détenu pavillon spécial am nekkuma fi di justifier quoi que ce soit aussi bokkul ak traitement boo xam ne ñi nekk camp pénal ñi nekk gi ñoo ko lañ leen di teg bokkul donc pavillon spécial détenu malade bi moo ëpp doole détenu bi donc ci loolu waaw maa ngi daanale foofu di bamtuwaat sama appel bi képp ku ci xam dara nañ si jàppale moom su dee mu ngi ñuy dégg tamit na delloo ci xelam vraiment ñëw faju et puis teggituma vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ci wuyu si bi di wax ne nag mbir bi moom du leneen lu dul toj kaso noonu laa ko mun waxee ci olof toj kaso génn waaw parce que kaso moom suñ la génnee corvée ci biti sax ci buntu camp pénal sax nga jóge fa daw suñuy wax da nga naan da nga toj kaso dem waaw donc toj na kaso bi rëcc na dem na loolu mooy lu am waaw suñ si amee leneen lu bees nag ci lu ñuy def ci seet bu ñuy def waaw dinañ leen ko yeggee soit nii wala communiquer.